mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd beeg seen programme bu télévision Prestige TV dal leen ak jàmm ci xibaar yi ñu ki leen li ci gën a fës doole ko tolluwaay ak mbas mi tey jëlee ci talaata ji ci limuk daanaka juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent ci test yu ñu amal foofee ca makkaanu jëruñ ci ñu dénk wàllu wér-gu-yaram fukk ak ñaar ci doomu aadama ñoo amee jàngoro Covid 19 daañu ci dikk nu mu gën a yaatoo ci biir xibaar yi CRD bi nga xam ne rek le ministre bi ñu dénk wàllu commerce moo ko doon amal fii ci diwaanu Thiès jëm ci wàllu commercialisation suñu ay produits agricoles lu ni mel nag ñu daal di koy pencoo daañu ci dikk nu mu gën a yaatoo ci biir xibaar yi ci jamono joojee jiitu réew mi président Macky Sall mu ngi doon dalal foofee ca Mermoz ki fi nekkoon présidente bu conseil économique social et environnemental Aminata Touré leeral daañu gën ci ànd ak Ndeye Coumba Fall mbokk yi lii moo di ponku xibaar yi su ngeen taaxiloo tuuti ñu dikk ak yéen. mu ngoog ñu dellu nuyu leen jaajëfal leen ci ànd beeg seen programme bu télévision Prestige TV ni ñu ko junjee ci ponku xibaar yi tolluwaay mbas mi la ñu koy dooree tey ci talaata ji ci limuk juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ci test yu ñu amal foofee ca makkaanu jëruñ ji ñu dénk wàllu wér-gu-yaram fukk ak ñaar ci doomu aadama ñoo amee jàngoro yi ji di Covid 19 ñaar ci ñoom nag ñàkku seen ko bakkan lu ni mel mu ngi tukkee foofee ca makkaanu jëruñ ji ñu dénk wàllu wér-gu-yaram di Abdoulaye Diouf Sarr. ñu wax ci leneen mu di ak lël CRD bi nga xam ne jëwriñ ji ñu dénk wàllu commerce moo ko doon amal fii ci diwaanu Thiès daal nag dikkaat ci li nga xam ne rek moo di secteur ci wàllu agriculture jëm nag ci wàllu commercialisation des produits agricoles lu nu mel ñu daal di koy pencoo la ñu bëgg nag moo di jamono ji lu ñu fi béyee fii ci réewum Sénégal ñu mun a fexe teg ay jéego ba daal di koy yóbbu bitim réew ngir mun ko jaay moom Aminata Assome Diatta yëkkati ay kàddu daal di koy dénk Adi Baax ñu teewlu ko. di wax ci wàllum zone de libre échange continentale africaine ZLECAf c'est une opportunité pour le Sénégal dafay fekk nag ñun ñi nga xamante ne ñun ñoo ko bokk surtout les acteurs secteur privé bi aussi mu taxawaay boobu ndax Sénégal li muy exporter Afrique ñun ñoo ngi exporter 46% ci Afrique bu néewee ba néew 40% boo xoolee ñun lu ñuy importer Afrique 16% la toll donc ñu yombalal ñu dugg ci marché africain bi suñu avantage la d'autant plus que boo xoolee ñun si suñu exportation yooyu 46% yooyu ñuy exporter Afrique 80% exportation yooyu yëpp mu ngi jëm ci CEDEAO donc exploité gu ñu véritablement le marché africain donc zone de libre échange bi dafa war a nekk loo xam ne daf ñuy yombal pour ñu mën a accéder bu baax ci marché africain bi. Le ministère du commerce c'est à la fois le ministère du commerce et le ministère des petites et moyennes entreprises donc nu ñuy gérer les préoccupations des consommateurs noonu la ñuy xalaatee tamit les PME parce que tamit bu ñu tegee toujours nos PME loo xamante ne attanuñu ko bu yàggee dootuñu am PME duñu am entreprise nit ñi doon liggéey foofu dañuy perdre seen emploi bu ñu perdre seen emploi mu jural encore yeneen gàllankoor njaboot yi donc loolu tamit nañ ko war a di seet. État dafay def beaucoup d'efforts pour contenir des prix mais tamit il y a beaucoup de charges yoo xamante ne moom la État war a supporter donc am na fu muy toll c'est mieux de laisser situation bi comme ni ñuy gis ñu noter des hausses quand c'est inévitable mais à notre niveau on fait tout ce qui est à notre disposition vraiment pour prix bañ a jéggi dayo donc prix nu mu toll nii mënoon na fee gën a cher mais xëy na am na loo xamante ne moom mooy lu mënta ñàkk loolu la commerçant yi appliqué. mu ngoog mu nekkoon jëwriñ ju ñu dénk wàllu commerce ak petites et moyennes entreprises ci réewum Sénégal dellu wax ci leneen ak ñi nga xam ne ñoo di commerçant yi nekk foofee ca marché central bu diwaanu Thiès ginnaaw bi nga xam ne nag ñu ngi doon ñaxtu jëmale nag ci foire yi ñu jàpp ne daanaka ci jamono yi ñu koy organiser dafay tombeek lii di tabaski di jub tax nag ñu daal di woon koy naqarlu ki nga xam ne moo di Dame Sall mi fas yéene taxawal foire boobee daal dinay tontu commerçant yooyee la mu jàpp moo di ne lu ni mel nag dañ koy fas yéene jëmmal ci diwaanu Thiès ndax koppar gu bari la ci daal di def te it jàpp na ne ay nit la yoo xam ne daanaka bugguñu benn yoon foire bi daal di am fii ci diwaanu Thiès mu yëkkati ay kàddu dénk ko Adiba ñu teewlu ko. ndaxte fan yi am na ay wax yoo xamante ne ni jib na te yéen ñëpp dégg ngeen ko ci muy événement boo xamante ne ni dañ koy préparer muy la foire économique et commerciale de la région de Thiès mu nekk foire boo xamante ne ni depuis 10 ans ñu ngi koy organiser fii ci Thiès bi muy door
defe naa ni am na ci yenn journalistes yi ñu bari ñoo xam ne ni fekk nañ ko c'était une petite chose mu am aussi loo xamante ne ni moom moo ko waraloon parce que révolution du yor ay jaas yi du yor ay yet du yor fital mais révolution dëgg xam-xam la ma ne nag mais attention il faut maintenant que la situation là ñu xoolaat ko est-ce que dafa jaadu à tout moment lu ñuy ut dañuy dem Dakar wala dañuy dem feneen est-ce que waruñu fexe ba li nga xamante ne dañ koy ut lu ci bari ñu mën ko amee fii ci suñu dëkk. D'accord mais pour vous dire que ni depuis que j'ai commencé à organiser cette foire avec l'INACOA ba fii may wax musuma am jàmm c'est pas aujourd'hui ce qui se passe nii c'est pas aujourd'hui c'est peut-être que vous yéen a comprendre mais man je comprends depuis 10 ans tout peut se passer à Thiès n'importe quel événement peut se passer à Thiès kenn du wax mais il suffit que les événements là arrivent il y a des gens mal intentionnés manipulés également je pèse mes mots ñoom dañuy taxaw ne du fi am soit disant que il y a quelque chose qu'on avait signé etc. Dire que il y a anguille sous roche, il y a des gens derrière cette affaire. Je veux que ça soit clair parce que quand une information de jóg la presse est allée couvrir je n'avais pas envie de faire ce point de presse mais dafa jaadu ñu équilibrer les informations il faut que l'autre partie aussi s'exprime pour que nit ñi xam lan moo xew li xew mooy que c'est pas la foire qui les dérange en réalité man personnellement maa leen di déranger loolu mooy dëgg léegi nag man personne ne m'empêchera de travailler pour ma ville parce que Thiès ñi ko mën a defar mooy ñi fi dëkk personne ne viendra le faire à notre place. mu ngoog mu nekkoon Dame Sall mi jiite nag organisation bi ci foire bi ñu war a amal fii ci diwaanu Thiès ñu wax ci leneen xam ngeen nag ci juróomi fan ci weeru juin la ñu doon màggal bés bi ñu xam ne moom la ñu jagleel wàllu àllom gi lu nu mel nag ñu amale ko foofee ci lycée technique bu diwaanu Thiès ak ki nga xam ne rek moo di chef service régional bu environnemental daal di ci dellusiwaat ci anam bi nga xam ne noonee la ñu war a gën a fonkee li nga xam ne moo di àllom gi yëkkati ay kàddu daal di koy dénk Moussa Mbaye ñu teewlu ko. donc li ñu fi dajale tey moom mooy dañuy àndandoo ak àdduna bi yëpp ci li programme des Nations Unies pour la protection de l'environnement mébatoon boobaak léegi am na ñeent fukki at ak juróom-ñeent bii mooy ñeent fukkeel bi ak juróom-ñeent at mu ne ñu jël benn bis jàpp ko le 5 juin di ci fêter lu ñuy wax kéew boo am na ñu naan alam waaye kéew bi nag dafa loon loo xamante ni dañ koo songe fu ne song bi doon na ci mbirum changement climatique song bi doon na ci mbirum géej gi waame bi song bi doon na tamit ci mbirum exploitation industrielle ak minière li nu tax a toog fi nag tey moom mooy ñu yee xale yi tàggat leen ci li nga xamante ni moom moo ñu yoot ba pare tamit jaarale ko ci mbir ñi taskatu xibaar yi ñu mën koo wesaare ba nit ñi mën cee yeewu loolu moom mooy solo ndaje bi tey. communauté bi lu nu war a def ñoom ñoo war a jël maintenant seen ay responsabilités ñoom ñoo war a aar keew bi. déem nangu na ni am na ay exploitation muy industrie muy mine muy géej gi ni ñu koy exploité ak suuf si nga xamante ni nit ñi dañ koy xëccoo di ci dëkk ak yooyu yëpp bu askan wi fexee ba nu mën a aar loolu xool nun koy exploité bu méngoo ak ñoom seen ay intérêt bu boobaa defe naa ni Sénégal moom moo ciy gën a soxalikoo rek ndax bu askan wi soxalikoo réew mi ci boppam mooy gën a jëm kanam. mu ngoog mbokk yi ni ñu ko junjee ci xibaar yi ñeel biir réew mi ci la ñuy tàbbi wax nag ci njiitu réew mi président Macky Sall ni ki démb la doon daje ki nga xam ne moo di Aminata Touré ma jiite woon conseil économique social ak environnemental foofee ca diwaanu Mermoz daanaka ci ñaari waxtu la ñu pencoo loole nag leeral dañ ci ànd ak Ndeye Coumba Fall. ñu dooree seen xibaar biir réew bi ak président Macky Sall mi dalal niki démb ca këram ja ca Mermoz ki lay fi nekkoon yilimaanu jëwrin doonoon itam jiitu conseil économique social et environnemental di Aminata Touré ñu koy dàqantalee Mimi mu doonoon ndaje mu xumb toll ci ñaari waxtu ñaar ñëpp firndeel ni daal ginnaaw ay jàmm. ci ndaje mu muy amal ñetti weer yu nekk ak chef de village yi ak délégué de quartier yu Touba Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre ñaawlu na doxalin yu yees yaay xew sa dëkk bu sell ba bokk na ci powum football ga mu nemmeeku ca koñu Touba yépp ñang ca artu nag chef de quartier ya sëriñ bi xamle na itam ne xaju yar yi foo romb ci mbedd bi daje ak ñoom te dëkk ba aada woowul lu ni mel bañ a tere jëf yooyee mën naa soppi xar kanamu dëkk bu sell bii di Touba ci at yi nu jëm
ñu jeexalee bërëbu jàngukaay bii di Cheikh Anta Diop bu Dakar étudiants yi nag yënguwaat nañu la ko waral dañoo yeesal bureau amical ya fa nekk yéen ci ndongo ya àndul ci pal mu bees moomee wane nañu seen mer ba yàq fa ay table tuur fa ay ñam toj fa ay palaat lépp doon am démb ci altine ji lii nag moo tënkoon seen xibaar biir réew mi. mu ngoog sant ko gërëm ko moom Ndeye Coumba Fall mi ñu doon jukkil xibaari ñeel biir réew mi xibaari ñeel biti réew Ndeye Ramatoulaye Cissé lañ ci àndal. ñu tombali xibaaru bitim réew yi ca Mali colonel Assimi Goïta ginnaaw bi ñu ko tabbee démb ngir wëyal transition ca réewu Mali moom daal dina nommé premier ministre bu bees ci altine ji mu ngi wuyoo ci turu Choguel Kokala Maïga. nekk ku ràññeeku ci wàllum politique ndax bokkoon na ci mbooloo bi amaloon manifestation ci atum 2020 ngir UBK jóge ca bopp réew ma. ginnaaw bi mu génnee àdduna ca combat yi doxoon seen diggante ak groupe jihadiste bi kii di njiital ISWAP daal dina dëggal anam bi seefu Boko Haram bi di Aboubacar Cheikhou gaañoo moom daal nee na ca bésub fukki fan ak juróom ñett ci weeru mai ci lañ ko doon dàkk ngir bañ ñu jàpp ko nag moo waral mu daal di déclencher ab explosif bu mu takkoon. jeexale xibaaru bitim réew yi ca Israël parlement israélien dina amal dimanche fukki fan ak juróom ñett ci weeru juin ab wote ngir amal gouvernement bu yees loolu nag mooy étape bu mujj ngir tabb ca boppu nguur ga coalition ba war a wuutu Benjamin Netanyahu ginnaaw bi mu toogee ci boppu réew ma ci lu tolloog fukki at ak ñaar lii lañ leen indiloon ci seen xibaaru bitim réew. sant ko gërëm ko Ramatoulaye Cissé mi ñu doon jukkil xibaari ñeel biti réew mbokk yi wàllu tàggat yaram xam ngeen nag tey jile ci stade Lat Dior bu diwaanu Thiès Sénégal nag fas yéene ci laale ak Cap-Vert mu di ab match xaritoo bu fas yéene dox ci digganteem ak Cap-Vert ginnaaw bi nga xam ne match bi doxoon ci digganteem ak Zambie ñetti bal ci benn la ko daal di dóor reer la ñuy ànd ceeg Fallou Ndaw. Gayndeek beach soccer muy football bii ñuy def ci tefes gi ñoom nag démb président Macky Sall dalal na leen ca palais de la République ñoom nag Gayndeek beach soccer yooyu président de la République takkal na leen raaya bii nga xam ne moom mooy chevalier de l'ordre national du Lion parce que nag li nga xam ne loolu la leen Macky Sall wax mooy yéen day ay gaynde dëggantaan ngeen moo tax ma takkal leen raaya bi. yemul ci loolu ndax nag Gayndeek beach soccer yi bi yoon mooy seen juróom-benneelu yoon ñuy gagné coupe d'Afrique te it dem nañu lu tollook ñeenti yoon ba quart de finale ci coupe du monde looloo tax président de la république gannaaw bi mu leen takkalee raaye boobu jox na nag gaynde bu nekk ak encadrement bi ku ci nekk lu tollook fukki million nee na leen nag yéen de ci jamono ji yéen a ngi ci cuppuk Afrique toog nong ca kaw maa ngi leen di xaar nag ngeen def lu mel noonu ci coupe du monde bi nga xam ne dinañ ko amal fële ca Moscou li nga xam ne nag kañ na leen rek wax leen ko mooy maa ngi leen di xaar ca Moscou pour beneen dem ba jeex. match amicaux yi nga xam ne équipe nationale yi ñu ngi koy def rek di waajal coupe d'Afrique bii nga xam ne war na am fële ca Cameroun Gayndeek Sénégal yi nag dinañ jongante tey ji seen ñaareelu jongante xaritoo ci stade Lat Dior bu Thiès war ci songo ak Cap-Vert samedi passé déjà Gayndeek Sénégal yi daan nañu waa Zambie ñett bal ci benn fii ci stade Lat Dior ci jongante boo xam ne nag jongante bu neexoon la ci xol surtout ci première période bi ñu gisoon fa rek ràññee fa bu baax a baax ci milieu terrain bi kii di Nampalys Gana Gueye ak Sadio Mané te ci attaque ba Krépin Diatta nekkoon fa ànd ci ak Boulaye Dia ak Ismaïla Sarr mi nga xam ne bëgg nañ koy gis toujours ci bés yu mel ni bésu samedi boobu. ci dimanche bi nag Algérie moom dafa daanoon Mali ci jongante xaritoo benn bal ci dara démb Rwanda duma yu métti Centrafrique juróomu bal ci dara tey jii nag dinañ am tamit ay jongante yu neex yu ñuy xaar ci jongante xarito Cameroun war a songo ak Nigéria Gambie di dalal Togo Maroc di songo ak Ghana Guinée di songo ak Kosovo
Avenir de Mbacké moom dafa fekki Racing bu Dakar daan ko 2-1. Université Gaston Berger ak Stade de Thiaroye dañoo témboo kenn dugalul dara ci sa camp morom. Union Sportive du Rail dem fekki Jamono daan ko 2-1. ñu jeexalee ko ak handball Coupe d'Afrique bi nga xam ne ñu ngi koy amal fële ca Cameroun tey jii nag la ñuy door jongante yi groupe B ñoo koy door Nigéria di ci songo ak RD Congo Cameroun di songo ci ñaareelu waxtu bi ak Kenya. Gayndek Sénégal yi nag ñu ngi nekk ci poule A bi ñoom ëllëg ak jàmm la ñuy door seeni jongante 3 waxtu ci ngoon Sénégal di songo ak Madagascar. 2 waxtu ci ngoon Tunisie di songo ak Guinée ci groupe C bi nag ñoom 3 équipe lañu 2 waxtu ci ngoon Angola di songo ak Cap-Vert Congo moom dafa exempt. mu ngoog sant ko gërëm ko Fallou Ndaw mi ñu doon jukkil xibaar yi ñeel tàggat yaram li ci yéenekaay yi mbokk yi moo di ndar képp yi li xibaar Roqiya Mbeng lañ ci àndal. dalli nag jàmm ñu dooree seen xibaaru yéenekaay yi ak Le Soleil mu mel ni sax kuy def ab bilan ci li Macky Sall jot a def ci fukki at yi ñu mujj mu mel ni ña ngay waxtaane mbiru bët gànnaaru réew mi di wax ne lépp lu soxal wàllu tali yeeg koppar yi nga xamante ne war nañ ko dugal ci naka la ñuy def ngir suqali ko mu mel nee nañ daal macha allah Macky def na lu rëy ci wàllug li ñuy tuddee plan Sénégal émergent ñu jàll ci L'Observateur moom mu def ab l'enquête boo nga xamante ni daal jagleel na ko ñi nga xamante ni ñooy soytu wàllu ni mel lu ci mel ni suñu gendarme yi mu mel ni xam lañ ne ci mbir mu soxal faatu Dieynaba Traoré mi ñu fekkoon ca biir filao ya mu ñàkk bakkanam ñuy xam le ne ñii di gendarme yi daal nañ def ay avancement maanaam ay jéego ci lu soxal wàllu l'enquête ga ndax fekk nañu ñaari téléphone yoo xam ne ki faatu moom moo ko moomoon mu mel ni nag ci loxo ay wisil lañ ko fekk yoo xam ne ña ngay garder fële ca Maris te ñoom nag ñoo yor ñaari téléphone yooyee ba tax na wisil yi daal nañ leen woo ngir diglu leen ci lu ni mel naka la ñu def ngir jot ci yooni téléphone. ñu jàll ci 24 heures ca page 7 ba ñuy xamle ne ci lu soxal wàllug suqali doxalin gi li ñuy tuddee macroéconomie loolee nag xamle nañ ne fii ci réewu Sénégal lu soxal wàllu Covid gi tax na daal lu ci bari daal di woon nay am ay jéego yuñ ci bëggoon def waaye nag mu amoon ay jafe-jafe ba tax na daal am na ci ay coppite yoo nga xamante ni ñu ko tuddee ay réforme ngir nag daal di gën a jàppale lu soxal wàllug naka la ñuy def ngir gérer lu soxal wàllug koppar yi nga xamante ni moom lañ tuddee finance publique ak it ay coppite ci lu jëm ci wàllu naka la ñuy def ngir lépp loo xamante ni dañ ko génne ci ay koppar fas yéene ko dugal ci li nga xamante ni rek moo di lu soxal réew mi ñu mën ko génne wan ko askan wi. li quotidien ca page 3 wam ngay xamle ne Kër Massar gi nga xamante ne def nañ ko ab département dina indi nag ay coppite yu bari yoo xam ne ki nga xamante ni moo di Amadou Sène Niang mi nga xam ne ab expert la ci wàllu wu ni mel nee na lii daal mën nañ ko tuddee ab délégation spéciale ndax commune de Massar amatul fi mu ne nii nag kon faaw ñu waxtaane naka la ñuy doxali lii di local yu janvier 2022 ñu jàll ci réew mi quotidien muy yëgle ki nga xamante ni jàpp nañ ko mu di ab informaticien bu doon wuyoo ci turu ML Diallo moom nag dafa daal di truandé ki mu doon génnal xamal ko ni moom dafa am benn sërëm boo nga xamante ni jamono ji dafa feebar bu metti ba ñu war ko opérer ba tax na daal soxla na 4,200,000 niki noonu mu génnee ay mbir yoo xam ne daal nee na ca l'hôpital principal lañ ko joxe mu di ay facture hôpital ba tax na daal ba ko ndaw sa joxe ci la ñu def ay jéego ba xam ne du woon dëgg waaye dafa bëggoon rek def ay njuuj njaaj ñu jàll ci direct news ci page 3 wam muy xamle ne daal ci diggante Mamadou Gueye ak Abdoulaye Diouf Sarr di ministre bi ngànk wàllu wér-gu-yaram ab déggoo amu ci benn yoon ndax it Mamadou Gueye sax bañ ko waxee mu def bilangu doxalinu Abdoulaye Diouf Sarr dafa ne daal moom bilang bi dafa négatif ñuy wax la rek xanaa ku sa wujj di silam doo set ñu daal di jeexalee ak Stade Quotidien foofee nag bëgguñu ludul ndam loole nag mooy la askan week suñuy naataango bëgg ci diggante Sénégal ak Cap-Vert di leen ñaanal kenn lu jàmm.
mbokk yi jërë ngeen jëf lii moo fi gënoon a fës ci xibaar jaajëfal ko moom Ramatoulaye Cissé mi fare woon ci wàllu xarale gi ci réalisation bi ñu àndoon ceeg Mamadou Ndiond ak Rokhaya Mbengue mbokk yi yéen itam cant gërëm ñeel na leen jox leen rendez-vous ëllëg incha allah jërë ngeen jëf.